La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadu Limamullah. A'udhu billahi samil alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Soppay Ikhla TV ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di leen ndokkeel bu baax a baax ci weeru sell wu màgg wi ak fan yi nga xam ne passé nañu ko di ñaan suñu borom lépp lu ñu ci jaamu yàlla nañu ko nangul lépp luñ ci gàttañu laal yàlla nañu ko mottali lépp luñ ko ci tooñ yàlla nañu ko baal moom suñu borom ndax weer wi mooy weeru jéggal weer wi mooy weeru yërmande waaye weer wi mooy weer wi nga xam ne ci lay gorele jaam yu bëri ci sawara ñu nekk ci fukki fan yi nga xam ne mooy fukki fan yi gore yi yàlla suñu borom goreel ñu ci safara te yàlla nañu suñu borom dugal aljana bi xeyri xisaab ñu ñëw ci seen 9e numéro ci 10 vidéo yi nga xam ne diggee woon nañ ko ak yéen ci weeru sell wi ñaan suñu borom mu barkeel ko di ko sant moom yàlla aussi ci tawfiix gi ñu defal ba liggéey bi mën a egsi fii di ñaan suñu borom mu nekk njëriñu àdduna ak alaaxira yépp tey nag dañ ñëw tombaat beneen tomb ginnaaw tomb yi nga xam ne moom lañ tomboon ci numéro yi nga xam ne moo ko jiitu defe naa dernier numéro bi nga xam ne ci lañ daje waxtaane woon nañ question bi nga xam ne moom lañ tuddee nangu wala acceptation arabe di ko tuddee ar-rida nga xam ne moo war a nekk station bi nga xam ne muñ moo la fa war a yóbbu maanaam li nga muñ fi mu la war a yóbbu mooy nga accepter borom bi nga xam ne moo la bind borom bi nga xam ne moo concevoir sa dund borom bi nga xam ne bi mu lay wàccee ci suuf kenn laaju ko nammeelam la rek mu bind la te nekkoo woon mu wàcce la moom aussi moom mooy ki nga xam ne moo yor sa dund moo xam fi mu lay jaarale te waxoon nan itam ni yàlla amul lu bon fépp fu mu la jaaral rek dafa fekk moo gën ci fi nga xam ne fa nga war a jëm nangu googu nag pour mu mën a traduire ci suñu vie am impact il faut mu yóbbu ñu ci beneen stade bi ñu yóbbu ginnaaw bi ñu muñee am acceptation mooy il faut ñu nangu changement ci olof ñu koy tuddee soppi ci arab ñu tuddee ka taxyir baat la boo xam ne alxuraan wax na ci tey boo doon xool aaya yi nga xam ne yàlla wax na ci taxyir war na mat lu mat ñeenti aaya yoo xam ne suñu borom utiliser na fa baatu taxyir mais li am solo mooy yàlla chaque fois buy aborder sujet boobu daf koy delloowaat ci suñu bopp inna allaha la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim mooy chaque fois mi ngi attirer suñu attention ne changement bi nga xam ne bëgg nañ ko souhaité nañ ko mënul commencer lu dul ci suñu bopp defe naa nekk na loo xam ne sage yu bari wax nañ ci bind nañ ci bokk na ci li ma gën a retenir ci wàllu changement message bi wax bu fekkee ne bëgg ngaa changer adduna na changement boobu commencer par yow maanaam nekkal changement bi nga bëgg mu feeñ ci dund gi changement c'est inévitable moo xam da ngay changer ci sa coobare wala jamonoy changer nga nekk en rade te boo nekkee en rade mënoo am saada mënoo am bonheur wala bokk jamono forcé la weñ sa loxo changer la te boobaa changement bi mën na nekk loo xam ne dina jafe ci yow donc nga choisir changer mooy gën a yomb ñu lay changer tey nag waxtaan wi dama bëgg mu nekk waxtaan boo xam ne de cœur à cœur lay doon maanaam jóge sama xol jëm sa xol maanaam ñu dindi cloison yépp ñu waxtaan en tant que ñaari frère waxtaan en tant que benn jëmm boo xam ne day gis moroomam mais bala may dugg ci waxtaan bi bëgg naa leeral ay mbir bi ci njëkk mooy ñëw ma pour nekk koo xam ne day ñëw ma pour nekk quelqu'un boo xam ne dalay jox ay leçons de morale muy benn maanaam waaruma la ñaar prétendre ma man miy wax ak yow ne man dama parfait prétendre ma perfection déedéet ñetteel bi mooy fekk joxoo ma droit ci ma wax ak yow aw ma droit wax ak yow quel que soit message bi ma la war a jox beneen bi mooy nekkuma di la juger ndax man xam naa ne tane moo la ba lay juger donc bu fekkee ni jox nga ma permission pour ñu waxtaan boo xam ne entre ñaari frères waxtaan boo xam ne conversation jóge ci xol jëm ci xol la mën nga continuer seetaan vidéo bi su fekkee ne nag mayoo ma permission bu la neexee nga arrêté ñu ngi lay gërëm di la sant ci temps bi nga xam ne moom nga passé ak ñun li ma bëgg waxtaan ak yow juste quelques réalités la
yoo xam ne amaana sax yaa ma ko gën a xam. bi ci njëkk mooy doomu aadama bu nekk moo xam yow la moo xam man ku ci nekk moment bi nga toll tu es le produit de tes pensées et de tes actions. maanaam fépp foo toll ci àdduna moo xam ci wàllu xam moo xam ci wàllu man moo xam ci wàllu bu manti doon résultat wu ni nga doon xalaatee la ci la jiitu, résultat action yi nga daan def résultat wu say habitude la. mooy tey bu fekkee ne dund gi nga xam ne moom laay mënee neexuma, la seule possibilité pour ma am beneen dund mooy ma changer comportement, mooy ma changer ay attitude, mooy ma changer ay xalaat, mooy ma changer ay action. parce que ce qui est sûr et certain, Einstein da doon wax naan ni may définir dof mooy koo xam ne chaque jour day def les mêmes choses, am les mêmes habitudes, di def les mêmes actions, mais chaque jour mi ngi xalaat benn résultat bu différent. Deuxième réalité bi mooy Ramadan opportunité la boo xam ne may na ma aussi ñu xam ne ndeke le changement est possible. ku ci nekk adopté woon na ay habitudes yoo xam ne peut-être amoo ko woon avant corps, ay actions yoo xam ne peut-être daawoo ko def avant corps, ay wax yoo xam ne peut-être daawoo ko wax avant corps. Donc cela veut dire que c'est une preuve que ni tey vie bi nga mëne ci Ramadan pendant 30 jours c'est une vie boo xam ne ça t'est possible. lépp loo xam ne dund nga ko ci quiétude, lépp loo xam ne dundal nga ko ci dund gu dal, lu mën a nekk la durant les 9 mois yi nga xam ne moo génn weeru koor. dafa amoon ci benn àll boo xam ne dafa am tan bu tàgg ci kaw benn montagne boo xam ne montagne bu ndaw la, tiim kaaf goo xam ne ay ginaar ñoo fa nekk. suuf yëngu benn jour, nen bi nga xam ne moom la tan bi nenoon di raam ba daanu ci kaafu ginaar gi. bi ñu xoolee muy nen, ki mag ci ginaar yi ne dinaa ko boof ko mu xëy tojtal nekk tan bu ndaw, mais ñu yar ko yaru ginaar mu ànd ak ginaar yi di dox chaque jour. bés jot ñu génn di doxantu gis ay tan yuy naaw ci kaw di leen tiib. tan bi nga xam ne moo yaru ci biir ginaar yi teen gis leen ne ay waay su ma mënoon a naaw comme sama gars yi, xool nit ñi naaw rek, ñun ñu ngi nii dox rek la ñu mën a def, mënuñu naaw. ginaar ne ko bul sonal sa bopp yow, ginaar nga ñi ay tan lan, ñi yàlla noonu la leen bindee, noonu la ñu mel, yow amoo opportunité, yow xalaatal comme ñun noog yow ñoo tolloo. noonu la tan boobu dundee durant toute sa vie ba xëy faatu, musul xam bànneexu naaw. cela veut dire quoi? mooy képp koo xam ne tey yaa ngi koy joxoñ, maa ngi koy joxoñ ci àdduna di naw ak dundam, di naw peut-être fi mu toll ci réussite, di naw fi nga xam ne moom la toll ci lu mu achevé dans sa vie. nit la koo xam ne 24 heures kese la disposé dans sa vie. nit la koo xam ne xel mu toll ni bi nga yor la yor. nit boo xam ne xol bu toll ni bi nga yor la yor, ñaari loxo la am, amul ñeenti loxo, benn làmmiñ la am, amul fukki làmmiñ. cela veut dire que lépp doomu aadama mën a def sur terre c'est possible à n'importe quel autre humain bu fekkee ne fay na le prix. ñetti réalité yi ngi nii wala ñetti point yi ngi nii man dama ko considérer sama philosophie de vie. bu njëkk bi mooy bi ngay wàcc ci àdduna indi woo fi dara, donc personne ne te doit rien du tout. mënuñoo jël suñu dund di ko dundee dund goo xam ne chaque fois ñu ngi xaar ne diw moo ñu war a defal dara, papa la wala yaay la wala gouvernement la wala maire la wala communauté la. kenn yorelu la dara en réalité. bi ci des mooy amul dara loo mën a atteindre dans la vie, quel que soit ci volet bu manti nekk, moo xam volet spirituel la, moo xam volet mental la, moo xam volet physique la, moo xam volet intellectuel la, amul dara loo mën a jot lu am valeur lu dul da nga koy jotee ginnaaw bi nga toggoog ay coono yu méttee amul dara luy maye ci àdduna lépp dañ koy jaay te coono lañ koy jaayee. soo sonnul tey ci jàng ëllëg di nga sonn ci jàng, te coono bi ngay sonn ci jàng ëllëg mën na gën a metti bi nga xam ne yaa ngi koy toggool moment bi nga toll nii. soo sonnul ci ut moment bi nga toll nii di nga sonn ci ut moment boo xam ne peut-être ut dina jafe lool. donc lépp loo mën a am ci àdduna mënoo ko am ci facilité, mooy deuxième point. troisième point bi nga xam ne mooy le troisième axe de ma philosophie mooy tout est possible dans la vie. mooy quelles que soient les difficultés, amul dara lu la jafe, amul dara plutôt quelles que soient les difficultés, amul dara lu la impossible. maanaam lépp loo xam ne am nga ci yéene def ci li nga war a def, wàkkeerlu ci sa borom, parce que bul fàtte ni cër yi ñooy sonn mais xol bi dafa war a wàkkeerlu ci suñu borom. mën na nekk
nit ki nga xam nga moom ngay rêver doon, c'est très possible parce que devant Dieu rien n'est impossible. Troisième point bi nga xam ne wala troisième réalité bi ma bëgg a partager ak yow mooy amoo temps bépp. Temps bi nga yaakaar ni moom nga disposer tollul noonu en réalité. Démb bi ñuy enregistré émission bi nga xam ne ñu ngi ko doon def ci acceptation mi ngi tolloo woon ak décès benn waay ju am solo ci l'islam tudd Ali Banat. Ali Banat c'est un Australien d'origine palestinienne koo xam ne dafa juddu doon borom barke comme ni ñu koy waxee nekk un multimillionnaire mais ci jeunesse am la ñu ko diagnostiqué gis ne dafa am cancer mu def ko prise de conscience vie yam waroon basculer dund ci amertume dund ci ay jàmbat mais Ali ne cancer bi nga xam ne moom la ñu détecté ci sama yaram médecin yi jox ma ay fan wala ay at yu ma war a dund wala ay weer moom laay considéré cadeau bi gën a cher bu si yàlla teg sama loxo commencé dugg ci dëkk l'islam yi créé benn mouvement tuddee ko Muslim around the world pour def lu baax ci moins de 2 ans levé na ay fonds yoo xam ne ci suñu xaalis ëpp na 1 milliard def ko ci ay projets yoo xam ne ci xettali ay mbokki jullitam ba bu muy génn àddina presque les minutes wala les heures yi nga xam ne moom moo dox digganteem ak delluwaat ci boromam mi ngi wax message naan li may sante yàlla mooy ñu bëri dee bi mu leen di dab amuñu woon chance yëg ko mooy peut-être ñu ngi woon ci boîte de nuit peut-être naanoon nañ ba mandi wala peut-être ñu ngi woon ci ay situation boo xam ne gënul leen mais man au moins yàlla may na ma chance ma xam ñaata temps laa disposé ay weer lañ ko digoon mais 3 ans la mujj dund après bi ñu diagnostiqué feebaram mais 3 ans yoo xam ne remplir na ak ay jëf yu baax yoo xam ne ba tey mu ngi koy topp. Prise de conscience ndax cancer on n'a pas besoin yàlla suñu borom musal ci yu mel noonu di dund ay situation yu dramatique pour mën a def prise de conscience. Prise de conscience bi mën na possible mën na nekk sax tey mën na nekk heure bi nga xam ne moom ngay seetaan vidéo bi mooy nga xam ni disposé woo temps bi yëpp mooy nga xam ne yaa ngi salle d'examen boo xam ne xamoo ban heure la ñuy retirer sa feuille wax na ne temps bi nga xam ne moom nga disposé jeex na te la ngay bind ci sa feuille moom mooy déterminer beneen vie bi nga xam ne moom nga war a dund te ce sera une vie éternelle. Dernière réalité bi nga xam ne moom lañ bëgg a waxtaane mooy changement mënul possible lu dul bu action yoo xam ne ay décision ñoo ko lal. Changement mënul am ndax da nga ko mébét changement mënul am ndax da nga ko bëgg changement mënul am même bu fekkee ne da nga ko yemale ci ñaan kese ndax al adabu ma Allah nga yaru ci sa kanamu borom bokk na ci li nga koy ñaan nga taxaw fam la koy maye. Serigne Cheikh Tidiane Al Maktoum da doon wax ni suñu borom bañu la jox ñi nga xam ne dañoo toog waaye ñi taxaw la xamul nu mu leen di def. kon li ñuy tëjee mooy action yi nga xam ne ginnaaw bi ñu jàngatee tomb yu bëri ci weeru koor yan action lañ war a jël. Première action bi nga xam ne moom laay incité ci may xool di ci incité sama bopp ci weeru koor mooy nga jël une habitude boo xam ne day nekk une habitude quotidienne chaque jour ci li ñu waxoon ci yërmande suñu borom ak dimension ak dooleem ak ni ñu ko war a moytoo mooy jëlal benn heure ci sa jour wala benn 30 minutes ci sa jour wala benn 15 minutes ci sa jour wala benn 5 minutes yaa xam suba lay doon wala ngoon lay doon wala fajar lay doon wala guddi lay doon détermine mais détermine benn heure bu précise benn heure wala détermine benn heure bu précise lan nga ci def mooy conversel ci heure boobu ak yàlla waxtaan ak sa borom ci heure boobu wala ci minutes yooyu konteel lépp loo xam ne suñu borom defal na la ko ci lu baax lépp loo xam ne suñu borom defal na la ko ci xéewal konte ko bindal yàlla may na ma lii may na ma fay bu baax may na ma lii may na ma lii may na ma lii. beneen bi mooy waxtaanal ak yàlla ci projet yi ngay am waxtaanal ak yàlla ci plan d'action yi nga am ñaanal yàlla aboutissement wu say projet muy benn décision di converser ak yàlla au moins benn yoon ci jour bi. Deuxième décision bi nga xam ne war nañ ko jël man ak yow ci koor gi mooy
nañu yërëm képp koo xam ne ñun ñoo ko tane bu fekkee ne employeur nga quelque part yërëmal say employé lépp loo xam mën nga ko yéwénal ci seen diggante te du yàqal sa liggéey na nga leen ko defal bu fekkee nit day liggéey sa kër yërëm ko ndax yonent bi nee na irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama yërëm leen ñi ci suuf ki ci kaw yërëm leen. ñetteelu décision bi mooy décider baal sa bopp baal sa bopp mooy lépp loo xam ne def nga ko une erreur dans le passé faute boo commettre koo tooñ mënatoo ko defar mu nekk cas de conscience ci yow mënu di dellu chaque fois ci sa xel loo tooñ sa borom xamu ba xam baal na ko wala déet yow baalal sa bopp te nga tuub jëm ci yàlla te xam ne yàlla ku tuub mu baal la baalal sa bopp commencé waat jox sa bopp une nouvelle chance ouvrir une nouvelle page bindaat ci bind yu bees mais baalal say moroom aussi baalal képp koo xam ne tooñ na la même bu la baalawul baal ko parce que yow baal gi nga koy baal mooy def positivité boo xam ne moo lay permettre nga vivre en paix. beneen décision bi nga xam ne bëgg naa ñu jël ko man ak yow mooy jàngal alxuraan ab jullit nga alxuraan mooy li nga xam ne mooy waxi yàlla jëmuy wax ak yow bu fekkee ne moment bi ngay seetaan vidéo bi mënoo lire alxuraan jëral décision ne fii ak ñetti weer au moins dinaa mën a far ijja dinaa mën a lire araf yu ñu maas su fekkee ne mën nga lire araf yu ñu maas continuel jàngaat alxuraan ba mën a lire araf yu ñu maasul soo demee ba foofu demal ba mën a xam maanaa yi bu fekkee ne jafe na la del utiliser Coran traduit di xam yàlla li muy wax ak yow ci à travers le Coran mais le minimum mooy mën na lire alxuraan nga nekk une décision ferme boo xam ne boo fi jógee ci vidéo bi nan bokk ci sa premier plan d'action jàngal alxuraan te ñu bàyyi xel Seydina Limaamu alayhi salaam tëjee woon xutbaam bu njëkk mooy nañu yërëmante mooy nañu muñalante mooy nañu bëggante mooy nañu baalante mooy nañu laayante biir yàlla ñu ko suñu borom defal man lay souhaiter bonne chance dans la vie incha allah yàlla defal tawfiq asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Muhammad